ñoo nekk internautes yi ñuy bàyyi xel soxna Khady bu mu doon xam parcours am tuuti de façon brève quand même fan la bàyyeekoo. man nag avant tout Khady Badiane laa tudd. jógee université Cheikh Anta Diop nekk faculté des sciences juridiques et politiques maanaam fac droit. d'accord balaa fac droit. foo dëkk si ci Sénégal. man je suis de la Casamance mais fii laa juddoo yaroo fi màggee fi ba 2015. laa delluwaat fi nga xam ne mooy Kubanaaw fa laa jàngee def sama 4e ba terminal. am bac moo tax ma dellu si waat fii nii Dakar. d'accord Casamance donc sa cursus scolaire foofu nga amee bac. waaw si nga ñëwee Dakar ban année. 2015 laa fa def ba 2020 laa dellu si waat octobre 2020. 2020 nga ñëw université Cheikh Anta Diop. donc kon 1 an nga fa defagum université wala. matul sax 1 an parce que mois de mars laa commencé def cours. mois de mars ak léegi. ban département. maa ngi fac droit. fac droit alors soxna si yow ñu doon bokk ci ay affaire de amicale nga avant université Cheikh Anta Diop wala. waaw man biir université damay syndiqué. parce que dama am liste bu ñuy ne élite mu bokk ci benn coalition bu ñu tuddee article 118 119 bu COCC. d'accord wàllum syndicalisme moom loolu la ci dugal. ñun nag bi ñu ñëwee ci université daanaka injustice ni mu amee si biti noonu lañ ko fekkee ci biir parce que biir université da ngeen fay ñëw. chambre yi dañ koy jaay. da ngay gis xaalis bi nga xamante ne moom la ñuy dugal pour ñun suñu nekkin mën a jekk. am ñi nga xamante ne c'est comme si ñooñu ko gën a yelloo wala nga gis étudiants yoo xam ne day mel ni ñoom juróomi junni yu ñu inscrire moo gën a valable que ñun suñuy juróomi junni léegi injustice boobu noonu man bokk na ci li ma dugal biir syndicalisme parce que ñaanoon nañ yàlla bu ñu tegoon amical bi suñu loxo lu bëri mu changé. d'accord muy ci campus social bi muy ci campus pédagogique bi. d'accord yow kon da nga jóg taxaw temb ne injustice boobu nga xam te ni yaa ngi koy gis ca université Cheikh Anta Diop yow mën nga ko faj. man ak samay morom ñoo joxante woon loxo pour jéem fa génnee lu ni mel parce que loo gis lu ne ndànk-ndànk même compter da ngay ne 0 1 2 di yéeg. ndànk-ndànk boobu la ñu namoon demee ci kaw complicité bu ñuy am ak suñuy coordonnateur ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw di ñu wax teg leen fii seen tànk teggi leen fii pour mënoon jëlee loolu biir université. seen coalition bi nu mu tuddoon. article 118 119 bu COCC. ku la ci intégré. man sama coordonnateur de liste Midou Karamba lañ koy woowee. Midou Karamba. alors ñu gis fan yee ñu génn quand même conseil de discipline bu UCAD daje jël ay daan teg ko ci lu toll foog naa 45 étudiants. yow ci ñooñu nga bokk. ci ban loo nga bokk ñu daan perpète 2 ans 5 ans wala ñan. man nag ci ñu aj ñaari at laa bokk. ñaari at. mais ci ñi may àndal am na ñu ñu sentence bi 5 ans bi wàcc seen kaw. am ñu ñaari at yi wàcc seen kaw tamit. d'accord lan moo waral daan yooyu ñu teg ko seen kaw. dañu demoon ci ay élections. mois de juin lañu depuis campagne bi daanaka moom jàppal ni bu université di ubbi fac droit bi ñuy commencé inscription. keroog la campagne yi di commencé arrêté jour élection bi su jëm boppam. ñu dem élection ànd ak ñett coalition ñoo jotoon dem ci élection bi. sama coalition ak yeneen ñaari coalition. ginnaaw bi ñu demee élection ba ñibbisi ci la plateforme bi bu Campusen bi wane ne ñun ñoo gagné élection yi. ci ginnaaw loolu ñu sekkaloon jongante bi mbir mi daal di leen di métti parce que am na ñu te jëlee 0%. ñu ci lañ dugg ci restaurant yi di saccager dugg suñuy néeg di yàq sotti fa essence ak yeneen ñenn ci ñun ñu jàpp leen dóor leen. ci ginnaaw loolu ci lañ ñu convoqué fële la ñu njëkkee comité d'instruction. boobu maanaam ci fac bi. balaa ñu yegg seen coalition bi rectorat ñun suñu coalition bi dañ siy singuler ay nit ñun daanaka ay 37 lañu. au total ñun 37 yi ñu woowoon comité d'instruction. ok am na ñu woowoon ci àjjuma gi. mais am na ñoo xam ne seen woote dafa bette. parce que sóoraale ñu leen ci woon. mais ñenn ñi am na ñu woo ba ci lundi bi. mais jàppal ne daal ñi mu concerné woon. mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu woowoon ci vendredi bi. mais képp koo nga xam ne woo nañ la ci lundi bi soit c'est parce que sa tur dañ ko fa yóbbu wala ci dem nañ ba ci biir ñu am leneen lu ñu gisaat. mais mbir mi ñun la concerné woon ñun ñu njëkkoon woo ci vendredi bi. d'accord mais bëggoon naa xam carrément quand même exactement ça laay wax li waral ñu jël daan yu métti teg ko ci seen kaw
da ngeen di manifester foofu la ñuy dégg ne moom ngeen def fitna ngeen def ca université jaxase saccagé fitna bi daal bëri na fa te si yéen la jógee lu ni mel moom moo tax ñu teg leen daan yow ci nga bokk wala. waaw man ci laa bokk. ci ñi doon def sac ñi doon jaxase foofu université. non ci ñu teg daan bi laa bokk mais bokkuma ci ñu doon saccagé parce que daf ci am loo xamante ne dafa jar a bàyyi xel mooy yenuwul maanaa ma gagné ba pare delluwaat di saccagé te saccagé bi muy am fekk na annulé guñu résultat élection yi su doon peut-être après annulation bi la saccage yi am boobu au moins mënoon nañu tuumaal ne ñun ñoo saccagé mais avant ku nekk taloon nga savourer sa victoire que nekk fa di saccagé ay restaurant ba pare delluwaat di dugg suñuy nekk di ko yàqaat loolu yenuwul maanaa ci kaw loolu SAES dafa ñaanoon recteur à ce que mu woote conseil de discipline daal di teg daan ñi nga xamante ne ñoo doon perturber nit ñi tere ñoo jàng recteur ci ginnaaw bi mu bëggee satisfaire loolu nga xam ne mooy demande SAES daf koo jaraloon mu sacrifier képp ku mu fekk ci yoon bi sacrifier na la maanaam jëlul tempsam topp mbir yi parce que conseil bi ñoom ni woon nañ mënoon na bañ a yam fii nii maanaam ñu mayoon leen une semaine de plus par manque de preuve ñu gis ne ci kaw loolu yépp terewul daan yi dañ koo précipité ñun man am naa ñaari at keneen am na juróomi at mais am na koo xam ne perpète la jël maanaam moom ci giiru dundam dootul tegati tànkam université Cheikh Anta Diop. mooy ki ñu duppee jërëjëf sëñ Touba moom la ñuy ne jërëjëf je pense sëñ Touba xaw ma Cheikh Ahmadou Bamba yéene ñu ko donte bokkuñu camp bi ñuy syndiqué mais sentence yi ni mu wàccee dafa gaaw. d'accord ñu bëri jàpp ne comme ni nga ko waxee léegi dafa am ñoo xam te ni ay étudiants lañ ci seen biir. wala sax seen i njiit yoo xam te ni dafa am ñu sacrifier dañu jaayante ci seen biir dañu leen laaj ay tour ñu joxe est-ce que loolu aussi mën nga si dikkaat. loolu comité d'instruction la xewee. dañ lay professeur bi day bind numéro am jox la ni la boo xamee koo nga xamante ne nii leer na la ne saccagé na mais am na ñoo xam ne dañu ay kabul lañ soloon bi ñuy dugg ci surtout chambre gel yi pavillon F ak G bi ñu fay dugg di fa saccagé gel yi fa duggoon kabul lañ takkoon ñu ni la même ça même nit ki bu takkee kabul war nga mën a xàmmee ay jigéen kan la waaw war nga mën a xam ne kii kan la boo xamee kan la nga jox ñu turam wala koo xam ne soupçonné nga ne ci mbir mi la bokk nga jox ñu turam xam nga loolu déjà yaa ngi poussé étudiant bi à ce que même bu xamul kan la mu jox la tur wala même bu fekkee am na koo nga xamante ne étudiant bi mere na ko si wala jéppi na ko si dafay profité génnee turam parce que man je me dis que effort bi ñu def ñun ba convoqué ñu mënoon nañ fournir les mêmes efforts ba xam ñan ñoo dugg ci chambre yi saccagé déjà ay vidéo mi ngi fi parce que lu ñu fàng kenn du ko jeex nga jàkkaarloog vidéo ne leerul wala xàmmeewu ma diw loolu yenuwul maanaa d'accord yow ku joxe sa tur yow man je ne sais pas sincèrement gëstuwoo ci même su ma amoon opportunité bi tamit duma ko topp ba mu sës parce que mbir mi doonatul tey ji entre ñun ak étudiant mais ñun étudiant suñu biir mais ñun ak administration la c'est comme si que administration ñoom li leen ñor maanaam mooy dundinu prof yi kese ak ñoom doyen beeg recteur bi ñoom seen dundin seen bi parce que tey ji il a fallu ñu envoyer doyen message ñenn ñi sentence wàcc seen kaw SAES pour ñu réagir il a fallu benn étudiant foqati micro bi ci loxo professeur mais tey jii ñun ñi nga xamante ne mais loolu c'est anormal aussi. rafetluwuñu ko sincèrement. mais tey jii ñi nga xamante ne ñoom la ñu saccagé seeni chambre dans tout ça. yow jël nga paaru professeur jël nga paaru recteur jël nga paaru doyen mais étudiants yi nga xamante ne ñoom la ñu dóor ñoom la ñu yàq seeni chambre ñoom la ñu yàq seen ordinateur bi ñuy liggéeyee. ñoom da nga leen di seetaan noonu cela veut dire que ñoom dundu na étudiant bi ñoru leen. mais ñoom nu ñuy dundee ba sentir seen bopp ci biir université bi moo leen ñor. kon recteur bi ngay joxoñ baaraamu tuuma ci lépp. moom laay joxoñ baaraamu tuuma di joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di ministre bi nga xamante ne moom moo yor wàllum. njàng mu kawe mi Cheikh Oumar Anne. waaw effectivement parce que tey jii dafa am loo nga xamante ne moo jar a bàyyi xel. élection à chaque fois élection bu amee ci la ñuy gis yenn problème yi te lii yëpp mënoon nañ ko invité. lii yëpp mënoon nañ ko éviter ci kaw élection yi di jaar yoon te boo seetloo bokk na ci faculté yi nga xamante ne toujours ñoom la seen élection di am problème muy fac droit ak fac lettres boo xoolee ñaari fac yi faculté yu influent la ci biir université Cheikh Anta Diop. boo fa xasee ba teg tànk pour nga am université Cheikh Anta Diop ci sa loxo dafay yomb torop. looloo waral mooy comme li ma wax démb autorités yi ñoo nangul génnee seen loxo ci suñuy élection de faculté. parce que tey jii mënuloo ne yow état faculté bu ne da nga fay samp. mënoo ne da ngay samp si biti ne da ngay samp si biir da ngay gis ñu ni la élection wu ren ji élection diw la
maanaam mën nañ la ne par exemple élection Macky Sall la wala élection Ousmane Sonko la genre ñoom faculté bu ne dañ fay samp pour am seen waaw ak seen i déet di mën a dox ci biir université bi comme niñ ko sentiree. looloo tax toujours élection yi ci ay violence lay jeexee ak yu ni mel. soxna si li nga wax ni yëpp am na solo waaye waxtaan aussi wax dëgg ci la. Université Cheikh Anta Diop ko xamoon démb ak tey dañuy gis ne vraiment xar kanam yi wute na lool. lu ko waral mooy fitna gi nga xam te ni gis nañ ko ci université bi. moo xam grève yi moo xam ngénte tubaab bi moo xam lakk gi moo xam yàqate gi est-ce que aussi kilifa yi amuñu raison ci dogal yi nga xam te ni jël nañ ko par rapport ak situation bi nekk université tey. ñun sincèrement rafetlu ñu yàq geeg taal gi parce que boo xoolee man je me dis que loolu. ñàkk xam la ndax li ñuy yàq tey jii ñun ñoo koy soxlawaat recteur du lekk ci suñuy resto doyen du fa lekk benn professeur du fay lekk ñun ñoo fay lekk chambre yi ñuy saccagé tey jii ki fa dëkk dafay génn keneen ko di feewaat fa yow mi tey jii yàq chambre boobu ëllëg mën nga fa dellu si waat sa war fa dëkk moo tax violence bi rafetlu ñu ko te bu ñu sañoon ñu bàyyi ko mais tamit administration bu ma sañoon bu ñuy teg ay daan ñu teg ko ci yoon. D'accord. yow dàq nañ la université pendant 2 ans lu ni mel nan nga koy dundee instant bi nangu ko nag yombul. ci kaw gannaaw ba ñu dàqee ay tuuma lañ tegaat suñu kaw ndax li ñu bëgg a gëmloo nit ñi mooy ñun dañu dàq parce que ñun ñoo nekkoon di saccager restaurant yeeg yee fitna biir université. or que man bi may jël sama notification liñ ma wax ñu ne dañ ma dàqee ndax un message bi nga xam ne. message insultant bu ñu envoyé au doyen ak waaw message insultant la ñu wax ne moom lañ ma dàkkee te ci sama convocation bi ñu may convoqué bindaluñ ma loolu liñ ma convoqué ak liñ ma dàkkee c'est diamétralement opposé man ñu ngi may convoqué pour saccage violence et consort. D'accord ci loolu lañ la dàkkee. ci loolu lañ ñu dàkkee waaw. D'accord ni nga koy dundee laa la laaj léegi lu métti la ci yow wala loo nangu la wala dafa am ay quand même ponk yoo xam te nar nga koo teg ngir fexe ba ñu delluwaat ci daan yooyu noonu. wax dëgg ca fa mu neexee yombul bett nañu bettuñu. en tout cas ci mbir mi ni mu tàmbalee ba léegi nii man je dirais que bettu ma mais en tout cas métti na ci boor yépp. D'accord parce que nga nekk ci liste gagné ñu dàqalu sa 37 éléments dafa métti. D'accord métti na ci ñun métti na ci suñuy coordonnateur. seen i waajur aussi ak seen i entourage seen i njaboot seen famille ñoom lan moo nekk seen appréciation par rapport à ça daanaka ci ñenn ñu côté boobu la gën a métti parce que am na ñi nga xamante ne ba tey amaguñu fit woo seen i waajur ni leen dàq nañ ma te boo xoolee ci ñenn ñi gëm naa ne ñaari at yu ñu leen dàq biir université lañ koy def kenn du xam ne dàq nañ leen. am na ñi nga xamante ne tam góorgóorlu nañ ba seen i waajur xam ko. D'accord ñenn ñi nangul nañ leen ko ñenn ñi tamit métti na pour ñu nangu ko. soxna Khady nga foog ni tey jii say waajur dépensé ci yow coono bu nekk. xaalis bu nekk lu nekk ñu def ko sacrifice bu nekk ñu def ko ci yow ba nga dem université Cheikh Anta Diop di jàng bés jot nga woo leen ne leen dàq nañ ma ndax lan dama bokkoon ci ay liste di syndicat ak ñoom seen te say morom yu nekk université di fa jàngee kenn dàqul leen ndax bokkuñu ci dara bokkuñ ci tel yow nga dugg ci yooyu ba jafe-jafe yi ni fekk la ca nga foog yow tegoo ko sa boppam. syndicat kenn terew ko nit maanaam kenn terew ko étudiant bu mu neex soo paree bu la leeree ne àttan nga ko bu la neexee nga tànn liste bu la neex nga syndiqué. ñun au-delà de syndicalisme bu ñuy def xam nga aussi tamit ku nekk am nga sa appartenance politique man société civile laa taamu nekk FRAPP doon ki leen fa teewal biir université Cheikh Anta Diop. D'accord keneen ak keneen am fu mu bokk. amaana tamit comme waxee ni mu jibee rek parce que wax mooy indi wax. ñun balaa ñuy dem conseil dañ ñu woolu man personnellement sama coordonnateur de liste dañ ko woo laajte ko kan mooy Khady Badiane parce que dégg nañ ne mooy coordonnatrice FRAPP UCAD. am naa sama yeneen ñeenti morom tamit yi nga xam ne ku nekk am na foo ne dañ leen laajte kan mooy diw parce que nee nañ leen suñu tur dañ leen koo jox ñenn ñi dem nañ bay wax ne ñun dañu jot financement opposition bi ak yenn mouvement civil yi. ñooñu doon financé. ñooñu doon financé pour ñu battre campagne ba dem ci élection. kon yu bëri daal laxasu na ci biir su ma la déggee lu bëri laxasu na ci biir di dalal xelu ñu bëri parce que tuuma yooyu lenn amu ci lenn code bu ñu am dañ koo liggéey. nee naa la campagne kañ lay commencé. mooy bu université ubbee la ñuy tàmbali campagne ba jouru élection. luñ ca am dañ koo liggéey. D'accord jëluñu financement wu kenn amuñu appui benn politicien. D'accord
Mouhamed bismillah. merci beaucoup. ci wuy si bi nga wuy si li nga xamante ne moom mooy invitation wu Bët Set di jaajëfal nañu ci waxtaan bu baax a baax damay daal di dem ci Diko bàyyi la rek ak ki nga xamante ni moom mooy Khadija Badiane nga posé ko question. voilà jërëjëf Khadija wax nga sànq ne message insultant lañ la dàqee lañ wax. yaa am lañ la convoqué non daf ne convoqué nañ ko dàqee n'est-ce pas. non waaw moom lañ ko dàqee mais liñ ko convoqué mooy violence ak yooyu message bi yaa ko envoyé. message bi bokk naa ci ñi ko envoyé doyen. lan la message bi doon wax. ci message bi dañ ni que monsieur le doyen depuis le début on ne doutait pas de votre impartialité mais au regard de ce communiqué sachez que toute la communauté universitaire est déçue. Depuis quand vous êtes compétent pour se prononcer sur des résultats? L'année dernière, lorsqu'on vous a informé que ces gens utilisent des procédés frauduleux tels que couper les puces pour gagner les élections, vous nous avez répondu que ce qui vous importe, c'est le résultat final qu'on vous a communiqué et non les canaux utilisés pour gagner. Comprenez une chose, on a gagné les élections et nous n'irons pas à d'autres élections. Si vous voulez qu'il y ait année blanche à la fac, maintenez votre position d'annuler ces élections. Message bi la ñu yónnee doyen fac droit. waaw message bi mel ni sax insultant mais dafa mel ni da ngeen doon menacer recteur te nga xam ne mooy kilifa université bi yëpp loolu aussi est-ce que demu leen trop loin. menace bi nga xamante ne moo jug ci message bi. mooy menace su année blanche te ñun ñëpp xam nañ ne menace la ba nga xamante ne menace puissance 0 laa ko mën a tuddee. parce que année blanche. puissance année blanche. puissance 0 moom nga def menace puissance 0. ñun amuñu doole bu ñuy décréter année blanche. année blanche décret la te ñun xam nañ ne décret président de la république rek moo mën a décider ci année blanche. parce que bul fàtte ne université Cheikh Anta Diop ñun bu ñu defee année blanche dafay répercuté wu ci nouveau bachelier yi war a ñëw. dafay répercuté wu wàcc ci suuf sem comme jëm élémentaire. même moom muy doyen muy recteur ba ci ministre de l'enseignement supérieur amul doole wu décréter année blanche. kon je me dis que menace boobu menace à l'air la. ndax amuñu doole décréter année blanche. mais Khady teeloo dugg ci syndicalisme bi yow première année rek nga dugg ci bañ lay woo di kër gi ak yooyu noonu yow teeloo see dugg. bon man sama engagement commencé wul biir université. déjà nekkoon naa présidente gouvernement scolaire bi may nekk en classe de première. sem bi ma jógee te dama teel a dugg biir gouvernement scolaire parce que bi may nekk en classe de quatrième. laa commencé fréquenter gouvernement scolaire ba ni may defee terminale ba ni may amee sama bac ñëw. biir université. donc continuité la rek. si côté politique it yaa ngi koy wax parce que tamit université ak seen élection yi ak yooyu kenn mënu cee génnee politique intérêt conflit d'intérêt affaire politique da cee laxasu bu baax a baax ñun xam nañ ci dara man ba ñuy suspendre liste rouge ak lettre ca laa bokkoon am na yu bëri yoo xam ne xam naa ko ci mbir yooyu politique moom yéen a ngi koy def ci biir affaire yi mu ngi ci waxuma rek ne dafa am ñu leen di kii de mais gars yi seen bopp conflit d'intérêt da ciy am parce que am na fu ñu far. amul en tout cas man bokk doxaguma dem ci wala ñu yónni ma ci benn politicien. ne ma kii moo ñu yoral suñu élection demal mu jox la lii wala demal ñu waxtaan ci lii man coordonnateur laa am. te jox naa ko cër ba nga xam ne ci ay ndigalam laay topp certes ci coalition lañ ne mais li ma dugal ci coalition bi moom la ci lim ñuy defloo ci la ñuy nekk te amuñu benn politicien boo xamante ne jot nañ gisante ak moom pour wàllum élection yi. sincèrement yàgg nañoo dem élection man liste bi ma bokk nekkoon na daaw opposition ba ren ni ñu ñëwee coaliser ak yeneen liste yi nga xamante ne nekkoon nañ au pouvoir. seeni chef nga foogoon ne ñoom ñooy gisante gars yi yéen xamal leen la xew. aussi mën na nekk mais je me dirais que problème bi yëpp jarul ñu koy canaliser foofu noonu. yéen da ngeen gis ne problème yi recteur bokk na ci ñu gën a kii problème yi xam nga problème yi wala parce que d'après seen message bi ngeen wax noonu. recteur man je dirais que problème bi daf ko yéegal fu mu yeggul ñaar ngir bëgg a benn boobu ngir bëgg a satisfaire SAES te coûte que coûte pour professeurs yi lever seen mot d'ordre moom daf koo jaraloon ba ku mu jot dina la sacrifier parce que SAES moo sàkk woon à ce que ñu woote conseil de discipline bokkoon na ci conditions yi SAES tegoon ne fekk wootewuñu conseil de discipline ñoom duñu lever seen mot d'ordre ci conseil de discipline boobu liñ ci sàkk woon mooy ñu sanctionner bépp étudiant ba nga xamante ne auteur de violence nga
ñun ci vidéo yi nga xam ne moo doon daw ci réseaux sociaux yi ñun suñu t-shirt suñu coalition suñu couleur bleu la beneen coalition bi couleur am orange la troisième coalition bi moom daanaka xaw ma sax lu ñuy sol te vidéo saccage yi ñu ngi ciy gis ñi nga xamante ne ñu ngi sol couleur orange léegi ñoom ci seen camp ñu ngi fa sanctionné 5 ci ñoom ñun ci suñu côté et malheureusement perpète bi ci seen côté la nekkee même bu dee yéenew ñu leen quoi mais ci ñun suñu boor ñu ngi sanctionné 37 étudiants. 37. ok laataa may jox Astou dama bëggoon a rebondir rek par rapport ak message bi nga xam ne moom ngeen envoyé kilifa yi ci yaa ngi tuutal menace bi donte seen loxo jotul fi nga xamante ne nii moom moo mën a yóbbu ab système éducatif ci année blanche mais man ngeen a saboté njàng mi ci biir université ba année bi tagga témbe est-ce que du looloo tax yéen li ngeen soofantal est-ce que du kilifa yi loolu lañ jël benn menace bu sérieuse message bi d'abord njëkkoon nañ ko woon recteur mi nga xam ne daan yi ci loxoom génnu ci moom en personne liiroon na message bi ak professeur yu bëri recteur lan la ñu tontu que message bi nit mënuñu cee topp message bi de fond en comble mënuñu cee topp à moins que mu doon forme bi parce que mënoon nañ ko bind sous forme de lettre ci turu coalition ñu déposé ko que ñun ñëpp ku nekk di koy yónnee benn par benn mais sur ce je dirais que doyen bi moom moo njëkk a salfaañee ak yelleef parce que élection mënoo koo annuler lendemain wu bi résultat yi génnee au moins di nga xaar camp bi nga xam ne moom moo sentirul boppam ci résultat yi mu dugal recours bu dugalee recours bi dafay jël 72 heures pour nga mën a jël benn décision buy wane ne da ngay annuler élection yi bi ma demee conseil d'instruction loolu wax naa leen ko li ñu ma tontu mooy ñoom mënuñu woon toog di xaar 72 heures au moment où yenn camarades yaa ngi saccagé resto yi ñoom ñu toog di seetaan ma ni leen kon donc pression ngeen doon subir moo tax coûte que coûte ngeen annuler élection yi mais xam ngeen ne élection bi ngeen koy annuler tegoo leen ko ci yoon. bi paa nag benn bii rek laay dugal jox Astou parce que danga maa tegaat ci beneen ponk sama classe gi nga xam ne seen njàng soriwul xamuñu kër gu mag kër maam Cheikh Anta lu fa xew élection yi jar coow lii yëpp moom lan lay dolli ci njàng mi. élection yi maanaam ci tënk boo ma doon tënkal ne ma élection yi mën naa dolli xam-xam ci ñay nekk foofu wala ci ëllëgu réew mi am na lu mu ci mën a def lan nga may wax. étudiants yi am na ñu ciy amee avantage. parce que ñu bëri bu ñu salfaañewul seen ak yelleef c'est parce que da ngeen am amical tey soo amee problème muy professeur muy nga soxla administration man duma dem directement mais amical bi ñoo ma fay teewal buñ jëloon tuuma teg ko sama kaw tey jii ñu war ma àtte amical boobu moo may taxawal boo demee ci biir faculté boo xamante ne amul amical man boobaa faculté boobu sabaru vampire laa koy tuddee parce que ku nekk fu la neex ngay tëbee lu la neex ngay def tey jii bu ñu amoon nag problème ak benn professeur du mujj fenn boo xefee sax ñun la daan bi di tege suñu kaw ñu ngi dëkkal étudiants yi nga xam ne dëkk nañ fu sori am na ñoo xam ne dëkkuñu sax fii biir Dakar ñenn ñu ngi biir Dakar mais fi ñuy jógee dafa sori à travers amical yooyu ñu ngi leen di dëkkal ci biir amical da ngay gis président bi yor commission sociale am ki nga xam ne mooy PCP moom mooy yor commission pédagogique dañ leen ciy defaral ay cours de renforcement gratuit yi nga xam ne doo ci fayee dara te ñu bëri ñu ngi ciy jëlee bénéfice. d'accord maanaam ñoom ñoo taxawal étudiants yi daal ca daara ju mag ji seen diggante administration. même conseil de discipline bi am ñoom dañ fay am représentant bi nga xam ne moom mooy laay finalement li Ousmane di ko doon wax donc Sénégal rek laa gis kaay ma dimbali leen pour ngeen jariñu mu jaral ma xeex comme suñu politiciens yi kaay leen ma defar dëkk bi moo leen jaral xeex ak xuloo yéen aussi pour étudiants yi seen nekkin gën a ñoom moo jar xeex ak xuloo loolu rek mooy paradoxe bi ci réew mi ayca Astou. merci maa ngi leen di nuyu yàlla dalal bu baax ci émission Bët Set man sama question moo doon lan moo waral ba violence am ci ay élection kese est-ce que nekkul seen appartenance politique yi moo ko waral bu fekkee loolu la est-ce que jotul ñu génnee mbirum politique ci yéen étudiants yi ba ngeen pare seen jàng parce que bu fekkee tout le temps parce que wax nga ko sànq ku nekk am nga appartenance politique te boo xoolee ba ci biir seen coow lu bari loolu moom moo koy waral ñi dañuy faral diw ñi faral Macky ñi faral Sonko ñi faral diw est-ce que nekkul loolu tamit moo waral parfois ñuy koy muuree appartenance politique yoo xam dañ koy muuree ne lii la ñuy xeex alors que du loolu injustice bi carrément lan moo tax. man nag mënuma globaliser lépp parce que nekkuma ci faculté yépp mais ñun ci suñu côté muy fac droit violence yi li ko waral démarré wul ci ay affaire de politique juste li déclenché mer ci ñoom mooy coalition bi nga xamante ne mooy la coalition gagnante ñoom ñii di sol ci setu orange yi dañu nekk 4 ans au pouvoir
te ku def 4 ans au pouvoir même bu dee da ngay wàcc tamit mënuloo wàcc ak 0%. 0% yooyu ñoom moom la ñu mënutoon concevoir même bu dee ci ay wax parce que balaa ngeen di dem élection dañ leen di woo ku nekk say représentant ñu tegal charte yi nga xamante ne moom ngeen di demee élection te ci charte yooyu bokk na ci ñu ne képp ka nga xam ne jéem nga di sàcc dara ci élection yi affaire bi compteur bi dafay delloo sa vote yi ci 0 te ñun jour élection jotoon nañ ay écho comme disant que coalition boobu faay dafa amoon ci plateforme bi ci lañ doon profité da ngay gis benn carte étudiant boo xamante ne dafay mën a génnee 5 codes maanaam day voté à 5 reprises peut-être foofu la jógee mënuma ko justifier parce que man sama cyber laa nekkoon sama coalition laa taloon mais loolu lañ dégg ci ay wax looloo wala seeni 0%. 4 ans au pouvoir. carte vote dem léegi mais boobu tamit métti woon na parce que da ngay gis ñi nga xam ne boobu jaayante doole la. décompte ba waaw. jaayante doole la dañuy ñëw tuur say papier yëpp doorante jaasi beek yëpp. yaa ngi wax léegi ku nekk 4 ans au pouvoir bu ku nekk 4 ans au pouvoir ban avantage ngeen am ba tax ku nekk di rayante bëgg a jël pouvoir bi est-ce que da ngeen di am xaalis ki fi nekk dañ koy jox ay financement lan mooy seen avantage lan moo ci nekk ba ku nekk bëgg a nekk au pouvoir. xaalis bi fay ne xanaa nga triant pour nga lekk ko triant mooy tax nga lekk xaalis bi ak ñeme yàlla. parce que xaalis bi da ngay indi benn contenu nga ne ci lii laa bëgg a liggéey ren lii laa na ma def ci sama biir faculté ñu xool xaalis bi nga xam ne moo la mën a accompagner du xaalis boo xam ne dañuy ñëw brut teg ko sa loxo mais projet par projet ngay teg. ñu jox la xaalis bi nga liggéey ci loolu ndànk-ndànk. dafa am budget fac lettre ñaata la. fac lettre je ne sais pas. fac droit dama juum. fac droit bon ci maanaam si inscription étudiant yi. waaw si syndicat bi lan la ci am mënu ma ñëw ci somme bi parce que du lu ma maîtriser. mais étudiant bu nekk lan lay contribuer. mais jàppal ne coût dafay dugal te ñun ci suñuy inscription tamit su ma juumul dañ fay dagg 10% xaw ma 15%. ci 25 étudiant bu ne ci 25000 yi ak ci 50000 yi mooy master yi. dañ fay dagg 10% su ma juumul 20%. mu dugg ci amical entre 5 10 15 noonu. moom la ñuy dagg génnee bokk ak li la coût du subventionné. loolu xaalis la de si ñaata étudiant ay 20 et quelque nangam. waaw 11000 ay 11000 wala 20000 étudiants. Ousmane sa tabaski ji mënoo cee wékk ci xaalisu étudiants yi bàyyi ñuy ak seen xaalisu budget Aïcha Thiam. soxna Khady maa ngi lay nuyu di lay dalal ak jàmm ci plateau Bët Set bi di lay masawu aussi li leen dal en tant que jeune man sama laaj fi muy ñëwee mooy yow en tant que jeune teg ci nekk jigéen. nga ñëw université comme ni nga ko waxee juste 4 mois nga fa am nga bokk ci coalition ba gën si fës est-ce que ni nga fësee si coalition bi ngay dugg ci université taxawee woon nga noonu pour fës ci njàng mi. yéene boobu moo ñu dugal biir université parce que bi nga amee baccalauréat amoon nga yoon yu bari mënoon nañ la orienter nga bañ a choisir loolu am na ñu nga xamante ne tam taamu nañ si génn dem bitim réew dem jàngee fa ñun suñu choix moo doon toog suñu réew jàngee fi parce que dafa am loo xamante ne benn slogan bi nga xam ne ci lañ tàmm di liggéey mooy doomu réew mooy tabax réew moo ñu téye fii biir Sénégal namoon jàng biir université namoon fa def carrière fournir de très bons résultats comme niñ koy yàgg a defee ci suñu cursus suñu weesu yéene boobu amoon nañ ko te ñu ngi ci doon dox bu baax te suñu coordonnateur ñu ngi si doon jàppale aussi ndax ñu doon defaral ay cours de renforcement yi nga xam ne dara duñ ci fekk maanaam duñu fay dara. mais en tant que jigéen ñu gis d'habitude coalition yooyu wala waa activisme boobu noonu góor ñi ñoo ciy gën a fës yow en tant que jigéen nga ñëw gën mën naa ne nga bokk ci ñi ci gën a fës qu'est-ce que ça te fait. Déjà l'engagement est personnel man je me dis que ku nekk bon mbir mi fi nga ci am yéene àgg rek ngay yegg. am na ñoo xam ne peut-être seen engagement am na lu làkku ci biir. da ngay gis koo xamante ne dafa nekk ci mbir ndax lii kii nekk ci parce que injustice bi la bëgg a xeex kay nekk ci parce que leneen peut-être yàlla moo dogal voilà ñun ñoo ci ne je ne suis pas la seule fille bi nga xamante ne maa feeñ ci biir. parce que am na ñoo xam ne ñoom bi ñu doon diriger ñoom ñoo nekkoon ci kanam lu bari seen loxo la nekkoon peut-être ñun wax rek lañ ci mënoon moom lañ ci amoon di def. te man sama liste man awma fa benn poste man investiruñu ma sax pour ma nekk délégué déjà man maanaam su sama coalition bu gagné woon étudiant simple laay doon comme ñëpp peut-être renforcement moo may boole ak ñoom ak ma am xalaat ci liggéey wala dara mais awma ci benn poste awma ci benn intérêt. merci. d'accord merci beaucoup Babacar.
waaw sama laaj bi day corsé wu ci lu ñëwal li nga xamante ni moo fa jot a am parce que bari na la ñuy rumandaat ci suuf ne ñu bëree bari dañ leen a dàq pourquoi parce que da ngeen a bokk ci yenn comme genre activité comme yow FRAPP ak keneen di Pape Abdoulaye Touré ñi nga xamante ni bokk nañ ñi ne dàq bi dafa am ci yéen parce que maanaam yaa ma neex la wala dañ leen di jaay doole par rapport appartenance bi nga xam ne am ngeen ko jëm ci wàllum xeex ci wàllum activisme beneen laaj bi mooy ndax mën nga ñuy dellu si waatal ci lu ñëwal procédure bi nga xamante ni noonu la dàq bi amee. man biñ may njëkk a woo ci procédure dàq bi biñ may njëkk a woo ñu ngi may woo le 23 juin ñun ñëpp xam nañ ne l'administration elle est écrite mais man dañ ma woo téléphone ki ma woo jaar ci sama tur ma wuyu ko mu ni ma dañ la soxla suba comité d'instruction ñoo la woo salle de l'assemblée lañ la soxla après mu coupé ma woowaat ko jotuma ko ma insisté ba jot ko ma ni que ngeen ne ku ma soxla mu limal ma ñetti prof ba limal ma benn prof bi nga xamante ne moom moo ma yor institution judiciaire mu ne ma ndax xam nga ko ma ne ko effectivement xam naa ko parce que moo ma yor ma ne ko mais li nga wax ba tey dalul sama xel ma ne ko bu ma sañoon nga wax ma li ngeen may doyee parce que fekk xaw ma li ngeen may doyee man du ma ñëw ci lañ ma ne ci wàllum élection yi lañ leen ni enquête boo demee luñ la laajte tontul li nga xam ma ne ko comme noonu la fay demee amul problème ma automatiquement ma woo sama coordinateur de liste ñu def investigation ci lañ xam ne nekkate du man kese la ñu woo nañ sama yeneen i morom ñu dem instruction ñu déglu ñu présenté suñuy excuse te boobu sa doyen nekku fa woon bu weesoo loolu après dañ lay bindal procès verbal moom la ñuy yéegal ci kaw moo lay tax a dem conseil de discipline ginnaaw bi ñu demee conseil de discipline maanaam instruction ba jàppal na ñu bëri woo nañ leen fa te xamuñu sax lu ñu leen di doyee parce que étudiant bu nekk L1 nga woo ko ci li nu mel koo xam ne mosuñu ko convoqué conseil de discipline CM nii lycée bu jaaxlee bu tiitee dina wax lu mu warta wax ci loolu lañ doon jéem a dox ci suñu bopp yi parce que ay étudiants yu bees lañ yaakaar nañ ne comme liñ nekk lu bees le milieu nous est indifférent moo tax ñu bëri ci ñun dem nañ ci xamuñu lu ñu leen di doyee man dama ni leen bu ngeen ma waxul li ngeen may doyee man duma fa teg sama tànk parce que déjà ki ma woo man xaw ma ko ñu jógee ci loolu ñu dem conseil de discipline boo leen di dem par benn ngeen di dugg man bi ma doon dugg man groupe laa duggee groupe presque mot nañ 12 voire 13 éléments. ci biñ leen di déglu. am na ñi nga xamante ne dugg nañ ci conseil bi ba génn ŋaanguñu sax pour wax ne nii laa tudd ñi nga xamante ne daal ñoo sentiroon seen bopp ci mbir mi. ñoo tontu parce que li ñu njëkk a wax mooy ndax xam ngeen li leen fi tax a ñëw ñu ni leen déet xamuñu ko ñu ne ñu dañ leen di tuumaal ne yéen a yónnee doyen faculté bi message boo xam ne dañ ko ciy saaga yeneen yi dañ ko ciy menacé ñu ne leen lu ni mel ñun defuñu ko. ñu liiral ñu ñetti message yu bokkul te ci ñetti message yooyu yëpp présenté wuñu boo nga xam ne ñun moom la ñu yónnee sauf premier message bi mais foofu dañ fa tutoyer doyen bi te ñun suñu message dañu tutoyer doyen bi ci noonu wanuñ ñu benn impression boo nga xamante ne ni que ci yoonu dàq lu ñu la ñu nekkoon parce que ñun yaakaaroon nañ ne ku gis ku saccagé resto ku sotti carburant ci néegu jàmbur mu leer la ne bu yoroon taalukaay dafay taal néeg bi nga bàyyi ñooñu maanaam mbir mi lan la daal ñu ni la raykatu nit baa ngi ni topp ko yow ngay topp un présumé voleur. ndax day dellu si waat ci li ma la njëkk a wax moo di ne li ñi di ruumandaat ne parce que dafa am benn position bu ngeen am mu di comme genre activiste loolu moo waral ñi dal leen kat yi ci daara ji. waaw mën na loolu aussi mën na si bokk parce que am na ay wax yu sew yu si jib mais je me dis que bu ñu duggee foofu c'est comme si ku nekk fi nga far da lay jéem a jël làq la sa ginnaaw bu ñu fàtte ne ñun suñu coalition 37 étudiants la ñu sanctionné. ci biir ñu sanctionné certes am na ñi nga xamante ne bokkuñu ci benn mouvance politique mais aussi mën nañ ko jàppee ne ñun la ñu bëggoon sacrifier pour bañ affaire yi leer directement ñu làqaale si ñi nga xamante ne bokkuñu parce que ci ñu sanctionné certes ñun yónnee nañ message keneen def na leneen mais ci ñu sanctionné am na ñi nga xam ne yëguñu tinuñu ba ñu yeggee conseil ba li ñuy wax xamuñu ko parce que liñ leen di tuumaal defuñu ci lenn am ñi nga xam ne jëlee nañ ci 5 ans gis nga am bokk na ci ñi nga xamante ne ñun ak ñoom lañ sacrifié ndoo muy Moussa Gueye mi nga xam ne ci moom lañ naroon investir def ko suñu PCS bokk na ci Pape Abdoulaye Touré ak ñeneen ñoom 5 ans la ñu jël te ñun ñëpp ñoo bokk même message bi ñu yónnee man ma jël 2 ans ñoom ñu jël 5 ans mbir mi sanction am na mais ba tey singile am na tamit. singile am na ñu ci gënoon soxla te ñoom la ñu teg daanu 5 ans. seen combat bi léegi jeex na wala ak seen avenir nan la. combat bi wala fas yéene ñoo bàyyi mu sedd. parce que boo ñuy topp danga ñuy topp ci lu jaar yoon. ci ñoom la ñu jàngee droit te ci ñoom la ñuy njëkk a tariyee droit parce que ñun ak ñoom toll nañ fa nga xamante ne dugal nañ recours biir cour suprême chambre administratif
parce que mënoo ñoo tooñ dàquluñu njëkk a salfaañi ak yelleef nga bëgg ñu topp ci message disant que ñun ñëpp niñ koy yónnee harcèlement la jaarul yoon mënoon ngeen ko bind sous forme de lettre te yow nga génnee note annuler élection te yow xaaruloo recours. jërëjëf Mañoon Aïcha ma bàyyi leen ngeen daaneel. bon courage. alors soxna Khady maa ngi gis benn cicatrice sa loxo da nga doon xeex ba ñu gaañ la wala nu mu demee. man xeexuma li accident moto la. non accident moto la d'accord kon baax na alors bu fekkee ne aussi quand même dégg naa léegi nga ne doo bàyyi mu sedd mais bu fekkee ne xeex ngeen ba sonn quand même dogal bi kilifa yi delluwuñ ci ginnaaw ndax pare nga pour toog 2 ans yi xaar après nga doog a wéyalaat njàng bi wala lan moo war a nekk sa avenir. man de am naa ci yaakaar bu toll ne dinañ dellu si waat ci seen décision. en tout cas am nañ ci yaakaar bu mag a mag. yéene wuñ la ko au cas où wa ilaa bu ñu demoon ba ne sës nañ ci 2 ans yi. waaw mais dañuy dem làmbi leneen du ñu toog croiser les bras ce n'est pas parce que dàkk nañu université que suñu avenir fii la yam non non. 2 ans yi doo ko xaar après nga demaat université. wala moom bàyyi nga complètement da ngay bàyyi jàng yamul biir université donc. du public bi kese moo fi ne dinañ dem tenter leneen. dinañ dem jéem a xool investir tamit ci leneen. d'accord. en tout cas ñu leen di vraiment massawu yéen ñëpp ñi nga xam te ni quand même daan bi tegu na ci seen kaw di la laaj rek lan mooy nekk sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj bon recteur nag laa koy jox. parce que dama ko bëgg a bàyyiloo xel ne ci biir étudiants yi ñu dàq. ay doomu sàmmkat la dàq. doomu baykat ay nit yu pareloon pour seeni moroomu étudiant ay nit yi nga xamante ne dañ doon jël seen bourse di ko def ci seeni moroomu étudiant te xaaruñu ci woon lenn. da ngay gis ci suñu coordonnateur yi nga xam ne dañuy jël seen bourse inscrire ko beneen étudiant ñu lay woo ci maanaam liy jëmal fac bi kanam. di ñu jox ay cours de renforcement te duñ leen fay dara na jàpp ne ay nit la dàq ki ngorom. tey jii bu fekkee pression la si biir. ba dàquñu na xam ne ñi ko fi teg parce que décret moo ko teg loolu mooy président Macky Sall moo ko fa teg. na xam ne université bii mu nekk doomu président nekku fa doomu ministre nekku fa. ñun doomu baadoo lay ñun ñoo fa nekk di jàng. jërëjëf en tout cas je pense que message bi jàll na te autorité incha allah dinañ ko bàyyi xel Mouhamed ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allahu. waaw ñu gërëm Mamor élégance rek. waaw balaa ngay dem ñu gërëm Mamor élégance. ca Colobane. marché Gambie moom moo jaarati fii moom nga xamante ne ni yëre yu rafet yeeg yëre yu taaru yi. ceer damay jël ceer bu ñu wax ne damay jël wax leen ceer bu may jël. waaw Mamor élégance moom wax dëgg yàlla ku ko jëlul yaay perte. waaw Mamor élégance donc fi mu toll nii nag. xottilu yi yées na li ci des moom mooy wékki comme ni ñu koy waxee tabaski moom da ngay xottilu baa nga wékki donc wékki yi daal moo des ca Mamor élégance yi ngeen gis Mañoon di sol tout au long de la semaine yëpp mu nga fa disponible ak yeneen yu ko gën a garaaw yoo xamante ne nii buñ ko jénnee ci télé bi dañuy bañ ngeen màbbandoo ñëw fi man ngeen ko woon ak ci 77 103 52 17 77 103 52 17 Luxury coiffure nag moom waaw du ma ko fàtte de moom Papito DG. waaw parce que Papito DG yóbbu fa Diko. non Diko tey bu may dem dama koy yóbbaale léegi dañoo am ku ñuy coiffé defar barbe yi defar le pédicure ak manicure waaw yeggali la de continuité rek lay def de ayca ñoom tamit ñu ngi ci 77 257 27 28